الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokk Alaaji Baaba Ly moo ñëwaat ak yéen ci guddi àjjuma di 6 août 2020 mu tombeek fukki fan ak juróom benn si Zul Hijja 1441 hijriyen waa ñu xam naa dañuy fàttale rek ñi nga xam ni ils ont pris le train en marche waaw parce que tamit nag mënul ñàkk waaw comme ni ma leen ko waxee yàgg na saxaar gi deqi na te du taxaw gaar waaw kon nag ku koy jël rek ci diggante bi nga koy jëlee te yombul waaw kon rek ñu wax leen ni dañu commencé woon benn série waaye du série film nag waaw benn série les sourates avec sigle mooy sourate yi nga xam ni dafa tàmbalee ay lettres par exemple alif lam mim comme Baqara ak ay Ali Imran ak yooyu alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim saad kaha ya ayn saad nuun xaaf yooyu yëpp ay sigle la waaw yu commencé ci ay saar te 29 la ñu si biir alxuraan ji waaw ma ne rek kon nag comme jeexaloon nañu alif lam yi miim jeexal alif lam ra kon tey jii dañuy attaqué rek surat bi ñuy wax kaha ya ayn saad waaw ba'da auzu billahi bon c'est une sourate waaw c'est une sourate de 98 versets waaw révélée à la Mecque à la suite de la sourate Fatir waaw mooy sourate 35 waaw après sourate 36 Yaasin moo ci topp waaw léegi ba'da auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim kaha ya ayn saad mooy premier verset bi waaw yàlla moo xam lu mu ci nam waaw parce que amagul benn borom xam-xam bu wax ni yooyu lu muy signifié waaw parce que nag yàlla code secret la waaw yàlla rek ko xam waaw zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria nee na zikru moom c'est un récit waaw rahmati rabbika bu jógee ci sa boobu bi nga xam ne borom yërmande la abdahu Zakaria jëm ci Zakaria waaw c'est un récit venant du miséricordieux à son serviteur Zakaria mooy verset laaya ñaare waaw mu wax isnaada rabbahu ba mu woowee borom bi nidaa an xafiya woo ko en secret waaw woo ko en secret waaw toogul nag di wax ci kaw waaw da ko ci xol bi da ko mëbët waaw loolu la ñu mën a wax waaw waaw alors que il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète maanaam en secret waaw mu wax ko xaala mu wax rabbi yow borom bi inni ni ki man wa anal azmu minni mooy sama yax fënax na waaye sama màgget naa sama yax yi fënax na waaw wasta al rasu shayban nee na tamit sama bopp weex na tal ak bejaaw waaw kooku moom ko fa egg rek màgget nga voilà moo tax mu wax rek ni mes os se sont affaiblis waaw et ma tête est couverte de cheveux blancs voilà moo tax mu wax ko nag ne walam akun bi duwaika rabbi shaqiya musuma deñ ci di la ñaan di découragé waaw di ñàkk am wóolute ci yow waaw dama li ma lay ñaan yàgg na may gooma ko mais teewul fu ma toll maa ngi lay ñaan waaw c'est le verset 4 waaw mu wax cependant je n'ai jamais été déçu wala malheureux wala am ay regret en t'invoquant le Seigneur waaw ki nga xam ni moom ngay ñaan moom yàkkamtiwul waaw kon yow miy ñaan bul yàkkamti waaw bul yàkkamti waaw parce que buur bi moom noonu lay fonctionner boo ko ñaanee
yow rek xool maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam di ko ñaan doom ba muy am 80 ans mais da ngay gis loolu sama compagnie bi moom buñ ko ñaanee benn at mayu leen rek ñu découragé te du noonu nag waaw du noonu waaw moo tax d'après quelques tafasiroun mooy ñi nga xam ne ñooy ce sont les exégètes du Coran ñooy firi alxuraan dañuy wax ni elle était secrète waaw c'est-à-dire mëbët la ab mëbët waaw toogul sax di ko wax mais ab mëbët bu mu def ci xolam waaw te xam nga loolu yàlla xam na ko waaw pour d'autres nag genre boobu muy ñaan borom bi moom c'est préférable à Dieu yàlla loolu moom la gën a bëgg ci doomu adama taxaw ne borom buur bi kat yaa fi ne waaw seetiwuma kenn ñaaniwuma kenn yow laay seet yow laay ñaan mais loolu buur bi looloo ko gënal parce que day xam ni yow indi nga son existence xam nga ni moom moo fi nekk keneen nekk fi ku dul moom waaw kon kay boo ko tàllalee loxo rek du ñàkk mu am lu mu ci sànni lu mu ci sànni voilà moo tax ki ñuy wax Xataada radiyallahu taala anhu moom wax na ni parce que yàlla dafay pénétrer dans le tréfonds waaw mooy dans le tréfonds des cœurs mooy yàlla day percer ba dem ci sa biir xol fa gën a reculer dafa yegg waaw dafa yegg léegi nag loo fa def rek xam na ko waaw moo tax mu ne les chuchotements à peine audibles waaw mooy yaa ngi mëbët mais yaa ngi koy wax ci suuf kenn dégg ko moom rek ko dégg waaw nee na à peine audible waaw surtout nag s'ils sont issus d'un cœur pieux waaw bu fekkee nag fexe nga ba raxas sa xol ba mu set ba xam ni taar yi nga xam ni mooy tilimal xol fexe nga ba mucc ci kooku macha allah boo waxee borom bi rek dina la jox mais nag bul yaakamti waaw comme niñ ko rapporté rek aussi Zakaria dafa daan jóg guddi waaw pour di woo borom bi di ko ñaan alors que moromam yi ñoom ñëpp dañuy nekkoon di nelaw waaye Zakaria il se levait la nuit pour invoquer son Seigneur alors que ses compagnons dormaient la nuit waaw dans un profond sommeil waaw en appelant le Seigneur buur bi tamit tontu ko waaw me voilà prêt à répondre à ton appel waaw moo tax mu wax ko inni niki man xiftul mawaliya min wara i nee na je crains le comportement de mes héritiers ragal naa trop sama njaboot gi nga xam nga déjà yàlla may ko de mais am na espoir xam ni yàlla dina ko may da ngay gis loolu boo tax mu ngi koy wax ni sama progéniture dama ragal ñoom ñu am comportement boo xam ne du boobu waaw moo tax wakaana imraati mu boole ko ci ne ko te sama soxna axiran dafa stérile dafa jaasir waaw munul am doom waaw boo léegi ma magee sama soxna am jaasir waaw nee na fa hëb lii min ladunka waliyan nee na kon may ma lu jógee ci yow ñuy méngoo sama mbir mooy ñoo une progéniture mooy ñoo xam ne ñii sama njaboot la ñuy doon waaw moo tax dañuy wax rek góor gi Zakaria alayhi salaatu wasalaam ragalulul woon si ay héritier am alal waaw waaye nëbbu wala doon ñaan moom pour bari na ay interprétation waaw waaye bu ñu jëlee hadis bi ñëw ci ñaari saxiix yi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ñun les prophètes nous ne laissons aucune succession du ñu bàyyi ndono waaw tout ce qu'on laisse sera une aumône lépp rek xam dañ koy bàyyi ginnaaw rek sarax lay doon waaw ça veut dire ñu ngi wane ni duñ fi bàyyi alal duñ fi bàyyi nubu wala ñu fi bàyyi waaw moo tax d'ailleurs am na aaya bi nekk ci surat 27 Naml verset 16 waaw wa warisa Suleymaan Daawuda waaw Suleymaan moo doon Daawuda mais gis nga Suleymaan yàlla da ko joxul lépp ci àddina waaw mais li mu doon ci Daawuda c'est nubuwa la doon ci moom waaw parce que Daawuda tamit amoon na ay koppar mais pas multimilliardaires yi am ci àddina actuellement nii waaw
waaw moo tax mu wax rek ni yaru si ni mu ñëwaat encore ci beneen mu ñëw encore ci saar bi di wax ni yaru si nii mooy donn na ma wa yarisu min ali yaquba te donn ali yaquba mooy ñooñu yaquba waaye mooy ay juif et chrétien wa jaalhu te def na leen rabbi radiya mu def leen ay nit yu tedd waaw borom bi subhanahu wa taala saa yoo ko woowee rek mu wuyu la ndax moo ko wax waaw moo ko wax ci téere bi moo wax ni ët nii woo leen ma astajib lakum ma wuyu leen waaw moo tax mu wax Zakaria yaa Zakaria yow Zakaria inna nubashiruka nit ñun xam nga borom bi subhanahu wa taala buy wax ñun par modestie la du moo kenn waaw du moo kenn par modestie la rek waaw mu ngoog ba pare di jàngale nag doomu adama nag nu muy waxee waaw parce que bari na ñoo xam ne man c'est pas du tout bon waaw waaw leen wax nu rek boole si ñëpp rek voilà waaw innaa nubashiruka dinañ la bégal bi xulaamin ci doom ismuhu turam Yaxya lay doon waaye dèjà yàlla nga koy jox non seulement jox ko di wax ko dinaa jox doom waaye maa koy jox tur waaw yow doo ko jox tur maa koy jox te day ñëw indaale turam waaw lam najal te musuma joxe lëxoo ñeel ko min xablu njëkk moom samiya ci tur musuma jox benn nit tur mu tudd Yaxya waaw sa doom bi nga xam ne moom di nga ko am yow mooy tudd Yaxya c'est le premier voilà ku ci tuddati bi rek après turandoom ngay doon waaw waaw léegi nag c'est le verset 7 waaw may wax rek ki nga xam ni yow daf laa may doom waxuñu loolu sax mais mu utal ko tur waaw tur boo xam ni benn mbindeef masu ko am ci suuf ci kaw suuf voilà te loolu rek day na sant borom bi waaw moo tax le mot de la fin dañuy wax rek ni borom bi subhanahu wa taala boo koy ñaan bul yàkkamti waaw boo koy ñaan daal moom bul yàkkamti ndax lu nekk rek daf ko utal app lépp loo gis rek utal na ko déjà app ba pare waaw kon nag yow nga koy ñaan ba pare bëgg a yàkkamti mais doo dem waaw moo tax mu war ci jaam bi mu armé wu de patience waaw mu nekk nit ku war a mun a muñ waaw parce que yow xamoo li ngay ñaan bu ñëwee est-ce que dina baax ci yow xamoo ci dara voilà est-ce que di nga ko fekkee yu bari na daal ay paramètres yoo xam ne yow mënoo ko mesurer kon nag bon yow tàllal sa loxo rek te bàyyi ak sa bopp borom bi moo gën a simple waaw ndax li mu wax ci téere bi moo ko wax nee na inna allaha maa sabirin wóor na ni yàlla mu ngi ànd ak ñi nga xam ne ils sont patients waaw kon kay mais loolu dafa jar nit ki armé wu de patience pour yàlla ànd ak yow waaw te ku baax ki sax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla yokkal ay leeram wax na ko nee na as-sabru nisful iman as-sabru nisful iman nee na muñ c'est la moitié de la foi mooy genn wàllu ngëm tey jii ngëm bu fekkoon 100% la 50% yëpp mooy muñ kon yow boo xasee muñ rek yow def tu as fait la moitié du chemin la ca des nag moom damay wax sax muñ moo gën a jafe waaw moo tax boo xasee ba yàlla dimbale la ba nga mën ko rek ya ca des yëpp du jafe ci yow yàlla xam na ko voilà moo tax te loolu lu am solo la waaw moo tax ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu teraanga et puis njaboot gi yàlla teg ci loxo ba fa ñu war a tegu ñu tegu fa waaw te xam nga njaboot bu ne rek bu sañoon doomam gën ci doom yi waaw mais nag ñuy wax rek ni doomu adama yar ko waaw parce que yar c'est très important waaw loolu mooy yi nga xam ne fondement boo xam ni bu jàllee lépp baax mais bu ratee lépp raté da ngay sonn rek mais du dem waaw moo tax yàlla na yàlla defal sutura defal ñu jàmm defal ñu teraanga njaboot gi tamit yàlla teg ci loxo ba ni ma ko waxee woon rek ñu tegu fi nga xam ne moo war ñu tegu fa yàlla defal leen teraanga ñun ñëpp ñu fekk kenn bañ cee manqué ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm incha allah yàlla na yàlla defal ñu jàmm fi amaanillaah
الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله.